asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi ñu nekk Italie rawatina ñu nekk Brescia ak lu ko wër wala tax ba Sénégal ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk turum ak santam balaa seen mbokk Aline Ba ñëwoon tey bëggoon a waxtaan ak yéen tuuti rek si la situation bu nga xam ne boo communauté bi mu ngi koy dund jamono yi boo ñu ne woon nag dinañ si ñëw waxtaan ci ak yéen tuuti comme nañ ko daan faral di defee chaque jour. Bu ñu demee ba gis ne am na lu nga xam ne war nañ ci indi suñu contribution ñu jël suñu téléphone boo wax ci ak ñañ ci war a wax bu ñu paree aussi jël suñuy plateforme waxtaan ci ak askan bi boo tey nag mu bëgg ñu waxtaanee si ñett ponk yu nga xam ne boo benn bi si rapatriement yi lay nekk benn bi si 12 aide bu nga xam ne dañ koo jagaleel diaspora bi la benn bi samay mbokk président d'association yu nga xam ne man ak ñoom ñoo far si le problème du rapatriement des dépouilles yu nga xam ne des corps yu nga xam ne dañoo décédé fii en Europe gis nañu taxawaay bu nga xam ne moom la ci état Sénégal taxawee boobu ba léegi nag ñun ñu nga xam ne aussi gis nañu ne ñoo ngi war nañ ci mën a def dara jug nañ taxaw pour jéem ci xar suñu tànk tibéy ba état bi reculer dans cette position bu nga xam ne moom la campé ci kaw loolu am na collectif yu bëri yu juddu boo am na bu nekk Italie bu nga xam ne ñun ñoo ngi ci yëngu aussi muy suñu néew suñu réew bu nga xam ne mon frère Ndiouga Mbow initiative bi ci moom la jógee ak ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi ko seq am na aussi beneen collectif bu nga xam ne mu ngi côté France wër àdduna bi bu nga xam ne mon frère Seydina Omar Ba moo ko jiite ñëpp di xeex pour que état bi comprendre que ne moom lii mu jël muy décision moom da ko jël d'une mode unilatérale ak def lu ko neex noonu lañ ko mën a tuddee parce que on l'a démontré nag que ne sur le plan sanitaire ñoom lu ñu tegoon ne moom moo tax loolu warul a mën a nekk yëpp démontré nañ ko ne ko loolu yëpp dara nekku ci. On a vu récemment que ñoom seen sortie yu mujj yi ñuy def bon commencé nañ wut beneen alibi comme quoi que bon en fait Europe wala aux Amériques warul am problème mais lu leen jaaxal mooy Sénégal mooy Afrique bon moi je crois que loolu nag warul la tax ba ñu mën koo généraliser ba xañ ñenn ñi seen droit de sol ñu nga xam ne tey fagaru nañ seen bopp ba telle sorte que bu ñu fi jóge woon mën naa am même bu njee 20 000 euros tax am na ñu nga xam ne danañ leen yóbbu Sénégal te nag ñuy xamal état bi si lu bëri mooy que ne amul de fii Italie bu nga xam ne vraiment ñun yàgg nañ ci structure yi benn corps bu nga xam ne xam nañu ko ñun ñuy doon yëngu ci association yi que ne état bi dugal na ci loxoom ba fayal corps bi mu dem wala nangam parfois tax ñu am si ay jafe-jafe si passeport mortuaire yi ba muy retardé corps yi pour ñu dem Sénégal donc ñun mooy lu sama waay di wax rek sama grand baay di wax rek naan ñun dañoo yàgg ci defaral suñu bopp dañoo yàgg si ñunu neen musuñu xaar état bi ci lenn donc mais nag kantaa nag moom mu jóg mettre une interdiction à ça loolu nag vraiment mu nekk lu nga xam ne ñun war nañ ci am jàngat bu bëree bëri mooy que ne mooy slogan bu ma dégg démb ñun daal ñoo ngi ñu soxla rek sans ça su nga xam ne rek nous sommes productifs mais chaque jour bu fekkee dem nañ ba mënatuñ rek dootuñ gis kenn te loolu aussi association yi ak daayira yi ak kuréel yëpp noté nañu ko que ne bis bu amee jafe-jafe rek ñun on a problème avec l'État parce que ñoom duñu taxaw mais si tout va bien amul benn problème si côté boobu may ñaan communauté bi yëpp rek ñu mobiliser wu ci kuréel yooyu xam ne kuréel yi taxaw na dooleel kuréel yi jàppale kuréel bi xam ne xeex bi xeexu ku nekk la xeex ku ci nekk rek maanaam dompa tax si sot la bokk ku ci nekk rek war nga ci yëkkati sa kàddu war nga si jëf war nga ci def de telle sorte que ëllëg kat dañ xam ne ñun waxoon nañ ci dara bu dee wàllu bind nañ jox état bi bu dee wàllu démonstration démontré nañ ko bu dee wàllu communication nañ ko mais ba léegi nii on est en mi-parcours ñoo ngi ci xeex bi te bu soobee yàlla duñu ko bàyyi fii ba keroog affaire bi di jeex donc loolu rek lañu bëggoon a indi si premier point bi di ñaax nag askan bi yëpp ñu adhéré à ce mouvement là. beneen bi mooy l'aide à la diaspora bu nga xam ne 12,5 milliards yu nga xam ne l'état du Sénégal nee na moom moo ko déjee si diaspora bi si force Covid 19 boobu xam ne créé nañ ko muy 1000 milliards
bon ñoom tax nee nañ am na 1 milliard bu ñu njëkkoon yóbbu pour régler les problèmes d'urgence mais d'urgence yooyu ñun ba léegi xamuñu lan la parce que ñun ñu nekk fii Italie de amul lenn lu nga xam ne gis nañ ko mu jógee ci ñu nga xam ne ce sont les autorités consulaires wala les ambassades jëm ci askan bi yëguñu ko te aussi gisuñu ko mais 12,5 milliards yi may wax ne bon en fait ñun musuñu wax ne soxlawuñu ko musuñu wax ne bëgguñu ko mais dama jàpp ne képp ku nga xam ne yaa ngi ci fii ci dëkk bi yàgg nga gis nu association yi taxawee yàgg nga gis yenn kuréel yu ñu taxawee ci communauté bi de telle sorte que ñun ñii tey bu ñu bëggoon war nañoo mën a am 12 milliards yu nga xam ne millions yu nga xam ne 12 milliards yu nga xam ne waroon nañ ko ñun mën a dajaleel suñu bopp ba régler ci problème bi te loolu aussi ci lañ nekk. Parce que depuis crise bi ba mu taxawee ba léegi c'est sûr que ne bu ñëpp taxawee def seen bilan xawuñu sori foofu bon Brescia de xam naa ko parce que gis naa fi am na ay kuréel yu fi taxaw di dimbale askan bi ñu mel ne lu ñu fi njëkkoon a taxaw bu nga xam ne cellule de crise de Brescia la ba dimbale ci hôpital bi gannaaw loolu gis nañu fi waa Kër Sëñ Touba bi taxawal nañ kuréel di ci dimbale askan bi gis nañ ci waa sunu Brescia Covid 19 taxaw di ci dimbale askan bi gis nañ fi waa CACEP aussi taxaw di ci dimbale askan bi ak yeneen individus yu nga xam ne sur le plan individuel taxaw nañ ci aussi di jàppale askan bi pour tamponner ces difficultés ba telle sorte que duñu ko sentir te ñooñu tey de bu ñu taxawee def seen bilan ce qui est sûr que ne impacté nañ ci plus de 300 familles wala jëm 500 familles kon donc ñooñu yaakaar naa ne cette force là lu ñu bëgg rek war nañ koo mën a am lu ñu bëgg war nañ ko am mais nag moi je crois que j'ai toujours cru à mooy lu ñuy wax chaque jour rek naan bon l'union dans la diversité ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def mooy dimbale askan bi jàppale askan bi taxawu askan bi parce que ñun ñëpp tey yaakaar naa ne ñu ngeen di dégg ñëpp ñu leen di coow ci mouvement yooyu amul kenn ku nga xam ne am na ci problème particulier bu nga xam ne bu sañu moom mënoon na toog këram parce que yàlla suturaal na ko mu ngi dem mais nag dañuy wax rek ne bu la yàlla natoo ba nga nekk ci kanamu askan bi aussi war nga def lu nga xam ne ëllëgkat da nga xam ne am na lu nga def ci sa askan loolu moom moo tax nit ñi taxaw may wax rek ne cette aide là à la diaspora nañu ci tey parce que nit ki aussi bu fekkee da nga ko bëgg a toggal da nga bëgg a toggal ay nit te laajoo leen ñaata la laajoo leen lan ngeen soxla xëy rek daal di créer sa plateforme créer sa benn somme envoyé ko diaspora bi daal di ne voilà léegi mu ngi noonu nañ leen xool nan lañ koy defee kaay lañ ñu def ko non du noonu si côté boobu nag lay gën a ñaaxee président association yu nga xam ne maa ngi ñoom ñoo far parce que en tant que ancien président des Sénégalais de Brescia et province bu nga xam ne jiite nañ ko pendant 2 ans nekk ci association yi pendant 4 ans foofu lay wax ak ñoom man mënuma comprendre il faut faire très attention aussi ci lu nga xam ne dañ ko constituer Dakar laajuñ ci kenn xalaatam waxuñ ci kenn dara fexe ba indi ko Italie loger ko dans l'ambassade monter seeni truc yow doo dekk lu dul di gis des informations ci rajo bi xëy benn jour ñoo la envoyé ñu ñaari nit ñuy commencé di ñun di mobiliser wu di si xëccoo wala boog di décider naan diw lañ ciy envoyé ak diw lañ ciy envoyé te doo def dara lu dul assister moi je crois que il faut faire très attention à ça il faut pas accepter qu'on vous piège dugal leen ci situation bu nga xam ne ëllëg da ngeen ko layoo ak communauté bi te man lu ma ci jaaxal mooy je sais que les présidents d'association sont réunis ñu nekk bokk ci Lombardia bi ñu waroon na mën a daal di envoyé ñaari représentants foofu décider nañ lañ ba envoyé leen te communauté bi yëguñu ko bon moi je crois que en amont au préalable waroon nañoo mën a taxaw waxtaan ak askan bi te xam na kat lu nekk ci Lombardia bi nekkul ci feneen parce que tey bu ñu nee 80% des Sénégalais wala 60 ñëpp ci Lombardia bi la ñu nekk wala boog 70% ñu nga xam ne dañoo impacté wu directement ci Covid bi c'est-à-dire sur le plan national en Italie Lombardie bi la ñu nekk ci wàllu contagion bi ak ñu nga xam ne dee nañ wala ci feebar nañ ci yëpp ci Lombardia bi la ñu nekk kon cette répartition boobu ñoom moom lañ waroon a lijjanti ba pare mais ba tey jii baax na. comme décider nañ ne dañuy yónni ñaari nit foofu ba décider ko ba choisir les personnes waroon nañu ëlbatiku wax askan bi ci yan base lañ basé wu pour envoyer ces 2 personnes ak boobu ban mission lañ leen sasee foofu parce que man aussi j'aime beaucoup que ñu participer ci mais booy wax sama kàddu aussi war nga ma leeral ba man ma xam yow ci lan ngay wax kon donc loolu je vous dis que faites attention mes frères et xam leen la leen fa yóbbu bu fekkee décider nañ di dem fa ba pare
te conditions yi yu ñu fay teg au préalable bu fekkee ne mënu la nekk retirez-vous parce que man jàpp naa ne condition bu njëkkoon pour ñu participer ci loolu mooy ñu revoir cette décision concernant le rapatriement des corps des Sénégalais yu nga xam ne décédé nañ si Europe bi wala si àdduna bi loolu moo waroon nekk première condition bi bu ñu ko deful ñun ñu toog jàpp suñu ñàmbur parce que tamit li ñuy def ñoom dàquñu ko ña ñuy aidé ay 100 euros 200 euros lañ leen di jox association yi ñoo ngi joxe 100 euros association yi ñoo ngi joxe 100 euros association yi ñoo ngi taxawu nit ñi voilà de 200 wala 300 euros yi xam bala nga kaa jot da nga ci perte temps da nga ci wax da nga ci daw ba bëgg a dee te fii les associations pour un clic ñu jox la 100 euros 50 euros pour dimbal askan bi kon donc yaakaar naa ne nañu retourné wu à la base jéem a taxawu askan bi jéem leen a dimbale ba lii kat buñ ci jógee ñu jàngee ci ay leçons parce que man je dis que ne Covid 19 bi coronavirus bi pandémie bi leçon la am na des choses positives yu nga xam ne génn na ci. lu ci génn mooy da nga xam nit ñu nga xam ne ay naafeq lañ da nga xam nit ñu nga xam ne kat nakate dañuy utiliser diaspora bi ak ñu nga xam ne ànd nañ ak diaspora bi mbokk yi ala ñu fi doon nekk di réclamer wu naan ñooy les ambassadeurs de la diaspora ala ñu tey kan lañ fi dégg kan moo fi musula voyage si ñëw ab immigré wàcc lalam jax la wala mu jëli la aéroport ci otom ñëw nekk say yitte jël congé perte ci xaalis ba nga ñibbi war Sénégal yan fan lan la ci immigré yi deful ci lu nga xam ne organisé nañ fi muy ay cant ay gàmmu ay màggal ak lu nekk ci lu nga xam ne lu dul pour yëkkati drapeau Sénégal ala ñu tey ala ñooñu tey ñii tey est-ce que am na kenn ku ci dégg tey ñu bàyyi seen yitte même bu dee 5 secondes pour waxal diaspora bi ci lu nga xam ne nii ñoom si temps yi loolu moom mooy seen jafe-jafe askan bi rawatina muy ñu xam ne tey buñ fi faatoo mënuñu dem Sénégal fii lañ leen suul ala ñu tey. kon donc loolu noonu ay leçon la yu nga xam ne après coronavirus bi war nañ ci def ab benn lël bu nga xam ne daneen changer suñu comportement parce que kat ku ñu yeb ku nekk rek si ñun la ku ñu yeb ku nekk si ñun la parce que tey jii loo mën di xarañ loo mën di am doole loo mën di cotiser bis boo mënatul gis nañ ñu fi mënatul tey ñoo ngi nii kenn faalewu leen y a des événements qu'on dépensé 40 000 euros 50 000 euros mais ces 50 000 euros 40 000 euros yooyu noonu tey de ñoo ngi naan Italie ay 100 000 euros lañ am ay 200 000 amul kenn ku taxaw mun la wax xaalis bi ñu ne Italie ñaata la mais tous ces ensembles là yu doon organiser loolu noonu ñun de association yi yoroon bu ñu daan organiser den ci def lu mat 3 000 euros wala 5 000 euros association laa wax tey imagine ñooñu ñëpp tey jii loolu ñu amoon rawatina nag daayira yi wala ñeneen ñu nga xam ne seen événement yi daan leen coûter 40 000 50 000 euros mais cet argent là bu ñu ko utiliser woon à de bonnes fins mun nañoo am tey jii tey du ñu am soxla tax ku ñu xam ne dañuy ñëw di ñu imposer lenn kon donc gars yi nañ leen gëm yàlla te nañ leen gëm suñu bopp nañ leen jàppoo nañu gëm ne dañu war a ànd liggéey mun nañ ànd nag comme mun nañ bañ a ànd muy lu may wax ak chaque jour l'union dans la diversité parce que aussi la convergence des idées peut-être aussi mën nañu mener à ce que kenn du wax sa xalaat mais daal l'importance rek mooy que ne la ñuy def lépp mooy dimbali askan bi mooy soulager ces problématiques yu nga xam ne si askan bi lay jëm loolu dafa am solo te loolu nag la ñu waxoon ne dinañ ñëw rek gën si ñaax askan bi ne leen yaakaar naa nag lii c'est une très bonne leçon te di leen ñaax nag ku ci nekk fa nga nekk xam ne bu nit ñi daan daw ci mbedd mi di lijjanti askan bi ñu naan ñii de dañuy taxawaalu dañuy font maanaam ku nekkoon ci association yi rek loolu noonu lañ lay tuddee ñii dañuy font ñii dañuy taxawaalu tey wane na ne day ñëpp a war a daw adhérer ci association bu la gën a jege nga ci jàpp di ci cotiser te association aussi ñu xam ne l'association c'est bien il faut corriger mais il faut que aussi ñu def des recherches de fonds yu nga xam ne danañu permettre ñu am xaalis pour bu ëllëgee ñu mën ci faj askan bi parce que faj soxla askan bi kat xaalis baax na ci mais ay pexe baax na ci pexe bi mooy nga xam ne am nga benn masse sa gannaaw am nga ay nit donc gars yi nañ leen dem inscrire dans les associations inscrire ci mouvement yi te aussi jéem a liggéey pour que ku ci nekk sénégalais bu ci nekk ak gox ba nga mën a nekk ak coin ba nga mën a nekk nga adhérer dans une association wala nga adhérer dans si benn daayira bu nga xam ne boo ñun jàpp nañu ndax na daayira yi ci association yi lañ bokk loolu mu nekk appel bu nga xam ne dinaa ko doon def pour envers cette communauté donc kàddu yooyu daal la ñu indi woon tey ne daneen ci waxtaan ak yéen
di leen massawu coono di leen wax il faut te nañu jàpp bu baax nañu jàpp te gëm ne lii lépp dana jeex gàntax nag xaalis bi ñuy wax ni ak aide yi yegsi na ñun de ñu nga xam ne féetee nañ tuuti ci benn kuréel bu ñuy wax sunu Brescia taxaw nañ ne kat comme ñun assister askan bi moo tax ñu jóg donc formé nañ ay xale yu nga xam ne wala boog mobiliser nañ ay xale yu nga xam ne ay étudiants lañ yooyu de telle sorte que dinañ assister nit ñi ci compilation document yooyu ñuy def bu nga xam ne demande la boo xam ne da nga koy def ci plateforme bi pour ku ko soxla mun nga contacter ñu nga xam ne ñoo ngi ci sunu Brescia boobu aussi ku ci soxla beneen assistance bu weesu ay ndimbal jaxe lekk ak loolu aussi mun nga contacter cette commission bu nga xam ne dans le cas général c'est associé communauté bi moom moo ko tax a jóg loolu daal la ñu amoon tey lu nga xam ne moom lañ jàppoon ne dañ ko wax mu nekk ay kàddu ay ñaax ak ay kàddu leeral boo xam ne indi woon nañu ko tey di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor di leen baalu àq di leen baal àq ci koor gi di ñaan yàlla mu gaaw te jeexal pandémie bi ba ku si nekk delluwaat ci say yitte te nag ñu toogaat xoolaat jikko yi xoolaat aussi suñu bopp de telle sorte que ëllëg kat kenn duñu gis di ñu sànni ay xeer kon donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaanal communauté sénégalaise bi suñ borom taxawu leen suñ borom dafa leen jàmm jërë ngeen jëf